waxtu ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyooti di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg gi ak la ca gën a fës foofee ca IPRES direction ba ne dinañu kalaame ba noppi itam jëli dogal bokk na ca la tax Mamadou Diagne Sy Mbengue yëkkati yile kaddu la ñu gis rek mooy gannaaw gëstu bu ñu def dañoo gis ne am na ay koppar yu nu fa luubal daanaka toll ci ñeenti téeméer ci ay millions ba tax ñu fas yéene jël yooyee dogal beneen ponk mbokk yi ca diwaanu Fatick lañu nimeku mooy ndongo yi nekk ci série scientifique daanaka ñoom ñëpp ñu am seen baccalauréat loolu nag ñu rafetlu ko waaye de ñu la des ca liggéey ba kay mooy fexe ba gune yi bu nu amee BFM ñuy jël lii di série scientifique ndax dañoo nimeku ne téeméer boo jël ci lycéens yi ñaar fukk ak juróom-ñaar dong ñoo ci nekk ay scientifique concours général 2019 ren gi kanu jagleel bés ba di soxna Rose Jenkins doomu Sénégal la defi jaloore génn na àdduna ci atum 2008 waaye lim fi bàyyi bëri na ndax mooy soxna su bawoo ci dëndëm Afrique bi njëkk a dugg foofee ca école polytechnique Mame Biram Diouf moom lañ naka àndal ci nataalam tàggat yaram ak doomu Sénégal bii di Crépin Diatta démb ba mu wàccee ca roppalaan nga ca Sigicoor ga mu fekk baax dégg na wiw fu ne lañ ko bàkkee moom gu nekk Casamance gi ne loolee day tax mu gën a takku ci liggéey ba mu doon def maanaam du ci wàññi dara gëstu bés bi mbokk yi ñu jagleel ko Samba Boy yi rek singali borom salon de coiffure yi bu ñu demee nag ci salon ya du ñu jël dara lu dul perruque yi daal la ñuy gaaw këf yóbbu loolee nag di dooni jafe-jafe ci borom salon yi xam ngeen ne c'est naturel lu soxna yi fonk la te perruque yi itam lu cher la ba tax na sax ne ñu jël nañ bépp matukaay ba Samba Boy bu fa ñëw doo ci génnee noonu ci yéen kaay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce. xibaaru dig bëccëg gi dañu koy doore ak tiis ak génnuk àdduna ak Ahmed Amar levée du corps daanu ko amal ëllëg ci alxamis ji ci suba foofe ca morgue bu hôpital Saint-Antoine nekk ca diwaanu Paris bu noppee itam néew ba dina bawoo foofe ca Tugal bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee levée du corps ñu daal di koy amalaat fi ci Ndakaaru aljuma la ñaar fukki fan ak juróom-benn bu fukki waxtu jotee ca jumaay gannaaw ba nag lañ ko fas yéenee jébbal boromam ca Daaru Salaam nekk ca dëkk bu sell bi di Touba foofee mu fas yéene tëdd ca suufas dëkkub Maam Cheikh Anta ñu koy ñaanal suuf fooyaf ci kawam télévision Futurs Médias dina leen toppal xabaar boobilee di jaalewaat njaboot gi waaye itam di jaalewaat askanu Sénégal ci doomam jooju mu ñàkk. ñu wéyal xibaaru diggu bëccëg gi ba tey wax ci leneen muy IPRES ak itam mbuxum yenu fa nimiku du suñuy kàddu direction ba ñoo ko xamle ne ñu gannaaw yi gëstu dañoo gis ne am na koppar yu bëri yu nu lu bër mu tollu daanaka ci ñeenti téeméer ci ay millions Mamadou Diagne Sy Mbengue ne dinañ ca jëli dogal bokk na ca kalaame ba noppi itam ñañ cey tudd di tudd mbir mi daal dinañ ko leeral ba mu leer ñu teewlu Mamadou Diagne Sy Mbengue mi directeur u IPRES kàddu yi mu ngi ko yëkkatee ca banlieue bu Ndakaaru ci teewaayu Salif Sow la ak Malick Diop. du corps de contrôle moo ñëw gis ko du suñu service de contrôle ñoo gis ñun suñu bopp ñoo constaté que ne am na ay prestataires yoo xam ne seen i facture mi ngi gën a rëy weer bu ñu xool mu gën a rëy weer ba ca topp ba toll ci dayo boo xam ni jaamu si boobaa ñu def ay investigation gis ni effectivement di kay war nañ ko gës ndax yaakaar nañ ni am na ay produits jaamu première mesure prestataires yi nga xam ne ñoom la concerné ñu retiré seen agrément deuxième mesure conservatoire bi ñu jël ñu ne doon ñu defar ay ticket nit ñi di ko falsifier léegi les techniques de transfert d'argent mi ngi fi ñu commencé ko weer bu dee ñu def ko kenn doon ko mën a pratiquer ñetteel bi am nañ benn service d'audit à l'interne mu def liggéeyam xool jafe-jafe yi fan la am lënt yi fan la jógee mu tënk ko jox ñu ko ñeenteel bi ñu porter plainte ñaari yoon devant les juridictions bii ñu jaarale ko suñu avocat bii ñu def ko directement defal ko suñu bopp foofu lañ ci toll yaakaar naa ni jarul débat mbir mi ma nga fa mu war a dem waaye nag di wax ni rek chiffre yi nga xam ne nag moom lañ annoncé ci presse bi méngoowul certainement ak réalité bi li ñuy wax réalité bi mooy mu liggéey boobu yëpp pare wante li wóor ba wóor mooy daal bunt ba nga xam ni fa la produit doon amee
tëj nañ ko porté nañ plainte te képp koo xamante ni am nga loo ilaali ëllëg. Mamadou Diagne Sy Meng kaddu yi mi ngi ko yëkkati bi ñu doon daloo centre médico-social bu IPRES ba nekk ci Pikine te mën a dalal bés bu ne ñetti téeméer ci aji tawat. ñu des ba tey ci wàllum wér-gu-yaram wax ca hôpital bi faj gune yi Albert Royer bu Fann liggéeykat ya démb amal nañ seen ñaareelu toogaandub ñaxtu ne ñu itam benn fan ci weeru août dinañu dem grève maanaam banque seen yoxo bokk na ca la ñu bëgg ñu xoolaat nekkinu liggéeykat yi rawatina ñooñee ñu naan vacataire ñee jiite bërëb ba gisewul li ni mel ne ñu kenn ku ne ci liggéeykat ak xam ak yelleefam ña ngi ko koy jox dañ ci ànd ak gëstu Mouhamadou Lamine Ndiaye Thierno Laurent Mendy. liggéeykatu hôpital enfant Albert Royer di dolli pression bi léegi ci kaw direction l'hôpital bi ñooñee amaloon seen ñaari toogale ñaxtu ngir kaas seen condition de travail. personnel bi fi ne am nañu problème au niveau de l'IPRES donc seen cotisation sociale yooyu noonu am na problème foofu bu ñu jógee ci loolu aussi faaw ñu wax lu ñuy wax IPM parce que personnel bi fi ne ñi nga xam ne ñoom ñooy fajo ils ont des problèmes pour au moins subvenir à leurs soins médicaux. wax nañu aussi la question des vacataires hôpital bi presque ma ne la moitié personnel bi yëpp ay vacataires lañu mais hôpital bi gannaaw mu ngi leen di utiliser ñu ngi en tout cas majeure partie du travail de l'hôpital la ñoom ñoo koy def ñu bëggoon nag aussi ñu am une revalorisation de leur contrat. chef de service ressources humaines bi l'hôpital bi le di weddi yooyee kàddu te andi ay leeral. fii kenn liggéeyu fi de façon bénévole kenn ñëw fi mu fiy liggéey ci loo xamante ne dafa nekk ci yaama neex wala dara ñoom de ku si ñëw da ngay solliciter boo solliciter hôpital bu soxlaa da lay jël maintenant li ñuy wax vacataire mooy koo xamante ne mi ngi fiy liggéey mu am benn contrat hôpital nag mi ngi def li mu mën ci ni mu leen di téye liggéey bi moo laaj tey hôpital bi tijjeeku ñu créer yeneen i service yeneen i division loolu dafuñu ko pour ay yaama neex. waxtaanu ku tëx moo am Albert Royer ci diggante direction bi ak liggéeykat yi di menacer dem grève bu 1er août jotee. gune yi am baccalauréat nguur gi yóbbu leen ci université privée yi ñoom itam nañ lu leen metti la ñu gis mooy ñi yor njàngale mu kawe mi dañu leen a yemale wut ak seen naataangoo yi ne ci public bi jafe-jafe yéen yu dund bari na kanu ko dénk mooy Aïssatou Gueye Ba. tollu nen ci 40 000 étudiants waaye ñi ko ëmb nekk ay délégué école bu ne ñi ñaxtu seenub anam mu ñu leen yoree ay étudiants yi orienté ci privé bi di ñaan rek ñu daal di ut ay pexe ci seenub soxla. bourse yi mooy bourse yi mu ñëw à temps. nit ñi ne dañuy aider ñu bëgg bu dee aider la mu koy def à temps mu assumer sa responsabilité loolu lañ bëgg plus que ça ñu bëgg a am ay bibliothèques ci suñu école yi nga xamante ne dañuy am restauration léegi état def xool nu muy mën a defee noonu ba doomam yi mën a lekk parce que boo lekkul ba suur boo lekkul mënoo jàng. bu pas faire des choses comme ça mais dañoo bëgg a def les choses à la manière professionnelle suñu Sénégal bi dañ ko war a changer violence yi ça ne sert à rien. mu nekk ab xeex bu soxal lool lii di association des parents d'élèves ak étudiants yi nekk ci Sénégal ñoom ñee fas yéene rek gunge ndaw ñooyu le ci seen ñaxtu. da di étudiants yoo xam ne yi bu fekkoon dañu ko teg ci anam yi nga xam ne mi moom la waroon a nekkee ñoom dañu waroon nekk ci université comme Cheikh Anta Diop. ak Gaston Berger ak université Sine Saloum ak autres mais comme situation bi ni mu demee la nguur gi moom moo jóg dal di jël responsabilité da leen yóbbu ci ay université publique ak ay instituts supérieurs de formation bu fekkee ne da ngay jël sa njaboot yóbbu leen foofu aussi conditions yi école yi fa ñu waroon a nekk ñoom la ñu waroon a bénéficier wu. ak ñoom dinañu prendre contact avec le ministère ministre de l'enseignement supérieur ak la direction de l'enseignement privé ak organisation yi nga xam ne ñoom ngànk université privée yi. pour jéem a seet wax dëgg yàlla nan la ñu war a mën a régler affaire bi de manière définitive waaye nag am na foo xam ne bu ñu fa tolloo suñuy njaboot lañ de waaye duñu leen mën a téye te nag lu mat 40 000 étudiants nekk ci mbedd mi te du leer na ne bés bu ñu génnee ci biti parents yi aussi dañuy topp ci ñoom. je crois que bala ñoo yegg ci loolu nag wax dëgg yàlla war nañu mën a régler lii de manière définitive. ay ndongo yu ñu orienté ci privé bi. li ñu laaj rek mooy ñu daal di leen améliorer seen conditions de vie balaa prochaine année académique bi.
Aïssatou Gueye Ba ñu des ci jàng ak jàngale ci diwaanu Fatick moom lycée yu bëri gune ya nekk ci série scientifique yi daanaka ñoom ñëpp am nañ seen baccalauréat lu ñu rafetlu la waaye leneen itam lu ñu nemmiku mooy gune yooyu seen lim dafa néew ndax téeméer boo jël ci ñi ne ca lycée ya ñaar fukk ak juróom-ñaar dong ñoom ñooy dem ci série scientifique ñu jiite bërëb ba ci njàng ak jàngale bëgg lu ni mel ñu dindi ko fi ba mu set dañuy dem ci diwaanu Sine ak Saloum fekku ñu naan Aminata Goudiaby. xew bëriwul ci biir académie bu Fatick ren jii nag nee ñu résultat yi gën ci bac bi ñu ngi ko amee ci série scientifique yi nee ñu nag ci lycée yu bëri yi nekkee ci biir région yi boo fa demee daanaka 100% la ñu am ci série scientifique yi. la bonne surprise waaw parce que mooy li nga xam ni vraiment xaaruñu ko woon trop parce que dañ daan am résultat yu nga xam ni L'1 ak L2 ñoo daan gën a fës ci pourcentage mais ren. bu weesoo benn école comme ni ma ko waxee léegi école yi présenté woon S1 yëpp ñoom ñëpp 100% la ñu am S2 aussi boo xoolee globalement résultats yi baax nañ li ñu constaté ren kay mooy lañ daawul constaté mooy L1 bi nga xam ni moo daan pousser l'académie vers le haut en termes de pourcentage foofu moom seen résultats yi dafa baissé. waaye nag nemmeeku bi mooy ba léegi li mu xale yi ngay xam ni ñoom ñooy dem ci série scientifique yi dañu néew ne ñu weesu wuñu 27% ci Fatick. boo xoolee les chiffres globaux 81% des candidats bac ñu ngi dans les séries littéraires donc il y a moins de 20% ñoom ñoo nekk waaw non au niveau national au niveau national ñun suñu pourcentage xaw na dépassé loolu tuuti waaw parce que ñun ñu ngi ci 27. autorité académie nag ne daañu changé lu ni mel Mamadou Niang jàpp ne balaa ñoo orienté ci élèves yi ci classe de seconde dañoo war di xool seen profil bu baax a baax. série littéraire yi élèves yi ñu ci gën a bari fa la ñuy dem te comme gouvernement bi da ko def politique ñu ne nañuy liggéey ci inverser tendance moom mooy ñu jéem a orienté élèves yi nga xam ni am nañ niveau ñi ko demandé ñu yóbbu leen S. mais bu ñu leen yóbboo aussi ñu encadré pour ñu des fa. ñu nag taux de réussite bi yëpp ci biir région bu Fatick ren ji ci bac bi ci 37,50% lay toll buñ ko méngaleeg bu daaw nag xaw naa am tuuti tànn ndax daaw 36% rek la ñu. Aminata Goudiaby ca Fatick ca diwaanu Ndar Géej la ñuy dem wax itam ci ni nekkoon lycée technique André Pétavin dem nañu seeti bërëb ba ñuy jàngee juróom fukki at gannaaw ba tey ñu bëri ci ñoom dem nañ à la retraite def nañ taxaw seetlu ci njàng ak njàngale ak nañu gis deltu gannaaw ci wàllum niveau ñu ànd ceeku seenu jóg ci gëstu bi. ñu doon ay mag seen lim toll ci juróom benn fukk ci lycée technique André Pétavin 1963 ba 1969 lañ fi nekkoon ñu amal pèlerinage bile dellusiwaat jaar ca tànk yi ñu jaaroon ngir nemmeeku bërëb bile juróom fukki at ginnaaw ba ñu fa jógee ba léegi ñu am cofeel ci l'école bile. léegi war na mot 50 ans un demi-siècle nekk loo xam ne juróom fukki at ci ginnaaw alors ku ñu waxoon ne danañ mën a ñëwaat fii daje fii en tant que promotionnaire vraiment doo ko gëm donc dañuy sant yàlla. changé na bu baax a baax a baax. benn côté bi changé na beneen côté bi changé wu. émotion bu mag émotion la boo xam ne dëgg jóge jëlee na ma fu sore parce que dafa am ay souvenirs yu bare yoo xam ne jaar na sama diggante ak ñoom. ñoom ñi nekkoon ay colonel ñeneen ñi yoroon ay ndombu tànk yu kawe ci réew mi addu sax ci lu jëm ci wàllu njàng meeg jafe-jafe yi ñu ni grève yi bokk na te li ko yàq. laa fàttaliku benn bi 1964 la woon beneen bi 1968. te léegi nag at mu nekk grève la te suñu grève yooyu sax ñoom ay fan la daan doon ñu waxtaan mu sotti su mooyee grève bu 68 bi nga xam ne moo gënoon a métti demoon na ay weer. njàng mi nag jamono ji ñu jàpp ni dafa tàggatémbe ñoom ñi nga xamante ni ci lycée technique André Pétavin la ñu nekkoon jóge fa yàgg na lool ñu gis ni njàng mi dañ ci war a indi ay coppite bu dul loolu résultat yi ni mu yàqoo dina gën a metti. li ma wax noonu ni ñu war a jàngee wuñu ko waajur yi itam ni ñu war a taxawee ci njàngum xale yi defuñu ko dañ leen di seetaan lool taxawaalu bi bari na waajur yi itam des nañoo def seen cër daal. suñu jamono nit ñi dañ daan jàngale ngir dañu bëgg jàngale dañ sopp métier mi. ginnaaw ba ñu bokkee woon benn l'école ci atum 1963 ba 1969 ñu dellusiwaat file xool yu bari daal di tooy. Ousseynou Diop ñu sant la gërëm la Rose Jenkins la daan wuyoo doomu Sénégal la mu dund ci at juróom fukk la ak ñaar la mu bëccëg liggéey bari scientifique bu mag bu ñu ràññee la woon. moom sax moo njëkk nekk soxna su bawoo ci dendub Afrique bi dugg foofu ci école polytechnique soxna Rose Jenkins ku àdduna wërngal këpp xam ren ji concours général 2019 bi moom lañu ko jagleel Mame Birame Diouf ak nataal bi.
tomb bi nga xam ni tànn nañ ko ren ci concours général bi di l'excellence comme moteur de l'émergence quel défi pour l'école sénégalaise di wane it jaar-jaar gu am solo ga nga xam ne ni Rose Dieng amal na ko gane si àdduna ci atum 1956 ca Dakar moom nag ñu ràññee ko ba mu jëlee premier prix concours général ci atum 1976 ci mathématiques français ak latin waaye deuxième bi ci grec ay njàngam mu wéyal ko ca France gannaaw ba mu amee bac mu dugg kon ci classe préparatoire bu lycée Fenlon ca Paris muy jigéen gu njëkk nga xam ne nag moo jóge ci Afrique dugg ci école polytechnique ci atum 1976 spécialisé wu ci école nationale supérieure de télécommunication waaye it mu amal ab DEA en informatique waaye it mu amal thèse doctorat ca université Paris Sud scientifique bi nga xam ne nag mu ngi spécialisé wu ci intelligence artificielle liggéey na li ko dalee ci atum 1985 ba 2008 date ka nga xam ne sax moom la génn àdduna ca INRA doon ab établissement bu France ci atum 2005 la jot nag prix Irène Joliot-Curie waaye it ñu def ko chevalier de la Légion d'honneur ci atum 2006 mu doon nag ñaareelu jigéen nga xam ni kon doon na responsable ab équipe ci mbirum recherche muy gëstu foofee ca INRA mu piloté sax projet bi di Acacia moom Rose Dieng xelam ak doxalinam doon yoon goo xam ne ni tegu woon na ci waaye doon ko bokk ak ñëpp ngir rek liggéey ba muy amal doon li Mame Birame Diouf ñu sant la gërëm la wax ci leneen ak Sayer Kébé moom nag mi ngi sàkku rek ci kilifa yi ñuy gestu ñu caabi féete gannaaw bokk na ca itam xoolaat téye bu yàgg bañ leen di téye laata ñu leen di àtte bu leen fàttalikoo Sayer Kébé ba muy def terminal ñeenti at lañ ko téye ci téyeb néggandiku gannaaw ba lañu ko bàyyi lañ ko doon jiiñ jëm ci lu jëm ci wàllum terrorisme loole nag la bëgg a xeex ci kaso yi ñu ànd ak Abdourahmane Diallo moo leen toppoon seen kuréel ba ñu dem di nemmeeku doomu Sénégal yi caabi féete gannaaw. weer ginnaaw biñ ko bàyyee Sayer Kébé delluwaat prison bii paa nag dafa demoon yóbbul ndimbal ñi caabi féete ginnaaw ci maison d'arrêt bu correction bu Mbour. dama ñëwoon tey ànd ak sama gars yi fi ñu doon def benn collecte de dons pour la prison de Mbour indi leen ay détergents nga xam ne dañ ko soxla loolu moo nekkoon suñu teewaay fii. waa Mosem surtout ñoom Thomas gars yi ba ma génnee mu expliqué ma projet bi ci prison bu Mbour bon ma ne ko loolu si lu may sawar la surtout man milieu carcéral lu mu dee am na lu ma ci xam te xam naa situation détenu léegi loolu moo waral ma ñëw ànd ak ñoom ci projet bi quoi. doomu Mbour bi nga xam ne defoon na lu ëpp ñeenti at ci kaso bi ñu ko doon joxoñ baaramu tuuma ci lu jëm ci wàllum terrorisme di ñaan kilifa yi ñu xoolaat anam bi nga xam ni noonu la prisonniers yi di dundee. Sénégalais conception bi ñu am ci prison mooy prison moom dafa métti non seulement prison boobu warta neex mais au moins ñu assurer le minimum quoi en plus tamit longue détention yi moom Sénégal 37 établissements yëpp loolu la ñuy jooy. su ci mënee jàppale détenu ñu mu am diligence ci dossier yi loolu vraiment dina tax milieu carcéral bi xaw a wàññeeku tuuti. ginnaaw bi mu génnee kaso nag Sayer Kébé dafa delluwaat dem jàngi élève terminal bii nekk ci lycée Demba Diop bu Mbour fi mu ne nii mu ngi waajal baccalauréat am bi nga xam ne sax ci weeru octobre la ko war a defee. Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye ca diwaanu Mbour Géej ñu dem ca Nioro ak préfet ba muy indi ay leeral ci juróom-ñetti milliards yi des ci liggéey bi aju woon ci xàll yoon wi dox diggante Dingiraay Nioro ak Kër Ayib mu ne ñaar fukki milliards ak ñaar yéen leen joxoon ba ñu ca liggéeyee ba noppi maanaam fukk ak ñeent yi juróom-ñett ya des dañu ko dugal ci xàll yoon yi ndox nekk ci gox yu fasantikoo yéen ca diwaanu département bu waaye itam ci wàllum cet gi ñu teewlu ko ak kanu toogal ca diwaanu Saloum jàpp Ndoukoumane turam di Ibrahima Diamé. Nioro a bénéficié d'un important projet de l'État qui est la réhabilitation de la route Dinguiraay Nioro Kër Ayib qui se chiffrait à une enveloppe de 22 milliards. Le président est arrivé l'année dernière. tey jii si yeneen département ak yeneen région di am ay Promoville Nioro am na lu ëpp Promoville moom mooy projet réhabilitation yoon bi jógee Dingiraay Nioro ba Kër Ayib mu nekk projet boo xam ne ñaar fukki milliards ak ñaar la ci gouvernement Sénégal dugaloon te nga xam ne Banque africaine de développement moo ko ci jàppale woon ñaar fukk ak milliards ak ñaar yooyu dem na ba projet bi jeex gis ngeen tali bu mucc ayib lañ am ci ay hôpital ay dispensaire am ci ay aussi salle de classe am ci garage am ci aussi ay mur yi nga xam ne école yi la projet bi jeex na desoon na 8 milliards président na projet
projet boobu daal Nioro moo ko taxoon jóg ak li ko wër dellawaa leen ko Nioro su loolu moo tax ci leen toogaat tëggaat yeneen priorité bokk na ci priorité biir commune Nioro ay réseau d'assainissement parce que xam nañ ñëpp que Nioro ndox mi daf koy sonal hivernage ñu defalaat système canalisation ba mu baax defaraat yoon bi nga xam ne moo jëm Nioro jaar Touba Sall Darou Salam dem ba Touba Sall nga xam ne doléance su marabout yi la defaraat tamit Nioro ak Firgi Kaymor ak yeneen piste yoo xam ne ñu ngi ci biir département bi donc 8 milliards yooyu daal séddalewaat nañ ko biir département Nioro investir nañ ko travaux yi commencé na ñi ngi koy suivre. te foog nañ ni tamit fii ak ay weer yu néew travaux yi dana pare que kilifa gu mag gi président la République dina ñëwaat pour inaugurer waat yi nga xam ne desoon na ci projet boobu. ca Kayar moom la leen soxal jamono ji di wàllum pétrole ak gaz ba tax na sax ñu bëri ñu nekk foofa jamono ji ña ngay tàggatu di xool naka la ñuy def ba mën caa gis seen bopp càpp lal lañu ko xamle ci teewaayu Cheikh Anta Diop ak Sey Latir toogal foofee ca Thiès groupe Futur Média. yi nekk ci Kayar nekk ci ay jafe-jafe jamono yi nee nañ de métier la boo xamante ni jamono yi bu ñu moytuwul mi ngi dellu ginnaaw ci Kayar lu jëm ci wàllu formation ay jumtukaay néew la nañu ko lool. tailleur dafa am solo ci réew te daanaka mu nekk loo xam ni mën naa ne joxuñu leen seen gëdd à 100%. doléance yi bokk na ci dëkkuwaay bokk na ci aussi wàllu formation pour que gën a former tailleur yi ñu gën a mën a xam seen liggéey bu baax a baax aussi gën a ñaax suñu membres yi aussi ñu formaliser wu parce que it ku formaliser wul aussi mënuñu la dimbali. maire bu Kayar gis na nag ay jafe-jafe la yoo xamante ne nemmeeku nañ ko waaye ki nga xamante ne moom moo nekk ci bopp moomeel bi nee na Kayar ndéem gis nañ fi gaz ak pétrole de dina tax dëkk bi dina suqaliku te nag corps du métier yu bëri de war nañ leen tàggat ba ñu gis seen bopp ci gaz beeg pétrole bi rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu Tajoor. au niveau de Kayar nag FTS moom ci biir Kayar nañ ci jàpp formation yi moom ñun mooy seen préoccupation majeure parce que xam nga pétrole moom dañuy wax pétrole mais nag la ca nekk ci ay métiers yu mën a jariñu ñu ci mën a jariñu dafa bari ndax ñoom bu ñu ñëwee nañ installé wu bu ñu installé wu nañ soxla lu bari ak bari mais loolu ñuy soxla yëpp nag na fekk ñun ñu nekk ci dëkk bi lu ñu soxla rek fekk waa dëkk mën ka day fekk ñu def formation bu ko defee kenn ku nekk lu ñu la soxlaa bu ëllëgee duñ dem di ko wuti fenn Kayar lañ koy wutee jeunes yi Kayar yëpp muy tailleur muy pêcheur mareyeur ak képp koo xam yaa ngi yëngatu ci domaine booy mën a yëngatu agriculteur ñu fexe ba former leen am na ñun waxtaanal ci ay institut yoo xam mën nañoo defar formation yooyu ba bis bu pétrole bi ñëwee lépp loo xam ne nii mën naa rot wala mu wadd rek fekk waa Kayar ñoo koy capté mais kenn du jóge ci àll ba di ñëw di ko jël. te ab ndaje moo xamante ne dajale woon na tailleur yeeg ñu doon waxtaane seen ak ëllëg ñu ngi sàkku sax ci askan wi ñu gën a xalaataat tàggat yi ci yenn métiers yi ngir nag bis bu pétrole bi génnee de ñu mën cee gis seen bopp. tàggat yaram ñaari ponk la bu njëkk ba di làmb ak sargal Youssou Ndour diggante Eumeu Sène la ak Modou Lo open press bu Eumeu Sène tey jii ci ngoon la ca stade Alassane Djigo bu Pikine gu nekk Parcelles gi moom ëllëg ci alxamis ji la fas yéene jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ca terrain bu unité 10 loolu yëpp di ngeen ko am ci télévision Futur Média. ginnaaw làmb ñu wax ci football ak sunu gaynde ak doomi Casamance yi bokk na ca ku ñu naan Sadio Mané ba mu doon dem nag ca Bambali ga mu fekk baax jaar na ca Ziguinchor ba mu wàccee la mu wax rek mooy rafetlu ni ñu leen teeroo tatagal leen waaye itam wax na ci lajji googe seen diggante ak Algérie muy final Coupe d'Afrique des Nations Caire 2019 ñu teewlu Sadio Mané ak Boubacar Diassi. Moi c'est un sentiment de fierté et surtout de descendre ici à ma région natale et donc je remercie aussi à tous ces gens qui sont là. mbégte la ànd ak kontante mbégte meeg contentement boobu nag foo ko natt weesu na ko rawatina bi nu wàccee ci l'aéroport beeg mbooloo mu takk mi nga xamante ni teertu nañu fii Casamance nag fii la fekk baax donc lii buñ ko gisee moom moo tax ñu daal di ànd ak mbégte Coupe d'Afrique bi nag yéen ni ngeen ñu ko laajee ne danoo lajj du lajj ndax dem nañ ba final ndem sax kon gañewun boobee coupe kon bu leen exagéré ne danoo lajj ci Coupe d'Afrique boobu daje nañ ak équipe bu Algérie boo xamante ni it équipe bu mag la kon ñu ngi leen di félicité li ci des rek mooy ñu waajal yeneen i compétition su ko defee kon li Sénégalais di xaar ci ñun ñu mën ko matale rawatina kon indil leen boobee coupe ci yeneen i jongante. Malheureusement on a perdu 1-0 face à une belle équipe algérienne qui n'a pas démérité bien sûr donc je les félicite et quant à nous on va essayer de se remobiliser surtout et préparer les prochaines échéances.
beneen doomu Ziguinchor bu dégg wiiw itam di Krépin Diatta moom it démb ba mu wàccee ca roppalaan ga naataangooy nekk foofu ci bët saalum réew mi teeru nañ ko tatagal ko muy lu mu rafetlu ne loole nag day tax rek ñu gën a takk seen digg fas yéene dégg mbara wàcc ñu teewlu Krépin Diatta kaddu yi ba tey ak Boubacar Diassé ak Lamine Mandia. kontaan naa si ñoom kontaan naa si mobilisation bi et puis mu ngi noonu rek. aw ma lu dul Ziguinchor quoi fii laa juddoo donc fii laa màggee fii laa def presque sama lépp donc tey moom su ma fi dellu si waatee rek je pense que logique la loolu mooy yoon. kontaan nga tey. non kontaan naa trop man ndaw laa et puis maa ngi si yoon maa ngi liggéey donc li ma war mooy liggéey et puis xam naa fi ma bëgg a jëm donc am naa ay ambition personnelle. donc damay ñaan yàlla rek parce que tamit l'homme propose Dieu dispose damay ñaan yàlla mu continuer mu ak yóbbu ma fi ma bëgg a yegg. non Amath Sagna moom je pense que pour le moment moom malgré que nekkuma fa mais accueil bi vraiment ça a été parce que avant mu fay ñëw jot nañu waxtaan lu bëri et puis jot naa wax ak quelques dirigeants aussi malgré que maa ngi fi mais jot naa wax ak ñoom pour que ñu yaatal ko foofu xam nga mu bañ a sentir ni il est seul. donc loolu je pense que sens la tey mu ñëw si club boo xam ne man fa laa nekk donc c'est un Sénégalais comme moi donc vraiment loolu fierté la et puis man kontaan naa si trop. su bés bi ñu jagleel ko salon de coiffure yi ak Samba Boy yeeg lu bees la ñu jël bu nu ñëwee ca place ya di këf wala ñuy ibbi sax di sàcc la ñu leen yitteel mooy perruque yi nag xam ngeen ne soxna yi dañu ko fonk te itam njëg gi léeg-léeg mu saf lool ci gafaka gi lu ci mën a am borom salon yi ne duñu bàyyi mbir mi mu sedd daanu jël bépp matukaay Habib Faye lañ ci àndal ak Youssou Baro. tabaski bi di jege si. salon wu coiffure yi doon na loo xamante nit moo gën di soxal ñii di jëfkati ñaawteef yi salon Friendly's Beauty ñoom bàyyiwuñ leen benn yoon ndax ñii di woyu yi dugg nañ foofee jaxase ko jël fa la nga xamante nit soxla nañu ko ci guddik dimanche jàpp altine gi. ni mu demee mooy dañu cambriolé dimanche ci guddi dañoo doon def shooting jënd ay matériel perruque yu bees def photo partagé yëpp ci internet. donc bi ñu xëyee la lundi bureau lañ ma woowee ay 11h ne ma dañu cambriolé immeuble bi. greffage yi nga xam moom nga waroon a yaakaar liggéeyee ko ci tabaski bi nga indi greffage yu bees def shooting dimanche le lendemain ñu woo la téléphone ne la yi nga jëndoon yépp sàcc nañ ko xam loolu neexul ci xol. ci xayma lu weesu juróomi million jël nañ ko dugal ko seen gafa. ñoom saay-saay yooyu. oui 4 millions yi ay perruques yu ñu defaroon ba pare waroon ko jaay ci tabaski bi la donc y avait 20 perruques évaluées à 200 000 par perruque donc yeneen yi ay greffage la yu ñu ñawagul woon perruque y avait 10 takk genre par boule la ñaari boule ak closure mooy mat perruque donc 10 blocs de 100 000 yoo xam ne defaguñ ko woon perruque. gannaaw bi mu yëgee li ni mel moom ki ne ci salon wam ne. la muy def rek jamono ji moo di lépp lay perruque ca salon mu jël yóbbu. instant bi ma déggee cambriolé ba léegi nee naa la sama fit bi dafa dem foog ma jël perruque yi yëpp à partir de tey moom damay jël perruque yëpp yóbbu ko sama kër nga xam ne lu ma soxla indi. muy greffage di cheveux naturel wala ay perruque doon na loo xam ne gën na leen soxal ñoom woyu yile nga xamante nit defuñu leen jamono ji ci tabaski ji di waaj a ñëw. di dugg ci salon yi ngir dajj ko mën fa am perruque yu ñu mën a yóbbu ngir jaayaat li ni mel. Abi Faye jërëjëf yegg si nañ ci ponk bu mujj li ci yenn kaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf coowal garab ci l'observateur coowal garab ci le quotidien kii ay faux médicament la xëyee ka ca des trafic de bois ubbi l'observateur enquête na lu rëy te yaatu ci Amadou Wuri Diallo ak grâce gi ko président Macky Sall mayoon te mu juróon coow lu rëy ci réew mi Amadou Wuri Diallo kenn la ci ñi ñu jàppoon ci mbirum faux médicament yewoon ca Touba ana lu waral mu bokk ci ñi président mayoon grâce mu génn ci kaso bi te boobee paregul woon sax ak yoon gan càggante la ñu def ba mu jaare ci am grâce Amadou Wuri Diallo mooy kan lu ko boole ak Sénégal ñaata yoon la am lante ak yoon loolee ak leneen l'observateur wax nañu ko ba duñuy waxit ne Amadou Wuri Diallo juróom benn fukkeet ak juróom-ñett la am ak génnam ci kaso bi daanaka bettu ko ndax bés mës na di wax ak benn gardien naan ko coow lee bari rek waaye dañu may bàyyi ma dem ñu dem ci le quotidien fekkat fa leneen coowal garab gi la yoon du ay médicament waaye bant ak matt la journal bi xëy di waxtaane kuréel gii di Union nationale des coopératives forestiers du Sénégal ba ñuy daje démb ak ministre environnement joytu nañu ko ca ndajama ni ñuy saax-saaxe àllu Casamance bi di dagg bant bi ñu naan ven di ko yóbbu Mamadou Salif Mballo mi jiite
jiite kuréel gi wax na ministre Abdou Karim Sall ca ndaje ma ne ko li am ci trafic de bois bi yàgg na fi di guleet daanaka fukkeet a ngi loolee la ñuy dundoo te kilifa yu Gambie yi jàpp ñu ci ndax bu ñu goree àllub Casamance bi ca Gambie la ñu koy yóbbu daggat ko fa jaarale ko ca port bu Banjul yóbbu te loolee umpur waa Gambie journal bi nañu Yaya Jammeh ma woon ca Gambie ak Adama Barrow mi fi nekk daanaka ñoo bokk doxin ak taxawaay ci trafic de bois bi trafic de drogue ak drogue bu bari bi douanum Sénégal jàppe woon ca portum Dakaru Libération nee nañu Grimaldi ak Dakar Terminal di ñaari société yoo xam ne ñi ngi leen di tudd ci mbir mi douanum Sénégal alamaan na leen xaalis bu bare bari ñaari téeméeri milliards ak ñeent fukk ak ñett yu teg ñaar fukki millions ak benn bind na ko ciw këyit ba jox leen ma journal Vox Populi ñu xooli parti socialiste ak kan moo fay wuutu ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng yéenekaay bi dañu ay fan rek bi Ousmane Tanor Dieng faatoo waaye coowal ndono mi ngi ne kurru ci biir parti socialiste Mamoudou Wane mi secrétaire à la vie politique bu parti socialiste ni ñu ci yéenekaay bi wax ji jaru ko parti socialiste mësuta ñàkk njiit te du ko ñàkk mukk Aminata Mbengue Ndiaye moo toppoon ci Tanor nekkatu fi Aminata mooy toog palaasam Abdoulaye Gallo Diaw bokk ci bureau politique bu parti socialiste ne waa Vox Populi coow li lépp Serigne Mbaye Thiam moo ko fi indi Tanor mënuta faatu ñetti fan rek la ñu ci teg mu toog di waxi kan moo koy wóotu Gallo Diaw ne parti socialiste dafa soxla nit ñu yees nit ñu àndul ak benn daaguwaale nit ñoo xam ne bu ñu jiitee parti socialiste kenn du leen dingat Sud Quotidien nañu yëf yi génne nañu ci Khalifa Ababacar Sall ne doonte bare nañuy sàkk mu remplacer Ousmane Tanor Dieng amit ay observateurs yu jàpp ne mën na ko te man na ko la cee ñu rek moo di ci kaw yi këyit Khalifa Ababacar Sall bokkatul ci parti socialiste ndax dañu ko dàqoon te bala ngay ñand giléem day fekk nga jot ca bakkan ba ki ñàkk bakkanam bërki démb di Ahmed Amar président directeur général NMA Sandes mbaax gi mu fi nekke woon ñi ko xamal ñoo ngi xëy di ko waxal yëral xët mu njëkku Les Échos Abdoul Mbaye moo ci jiitu mi ngi xam ne ci yéenekaay bi ne Ahmed Amar jàmbaar la woon liggéeykat la woon li mu am tey ji da koo liggéey ne mi ngi doore woon ci benn oto R5 bu mu amoon jaay ko boole kook li mu yoroon jëndee ko ab bateau yéenekaay bi nañu yëkkati na fi fukki millions ak ambulance may ko ay étudiants handicapés mbaaxuk Ahmed Amar Les Échos nañu umpul Bougane Gueye Dany ndax bi muy taxawal télévision bii di Sen TV ñaar fukki millions ak juróom la Ahmed Amar yëkkati jox ko honorable député Déthié Fall doon ni directeur industriel bu NMA Sandes mi ngi wax ci yéenekaay bi yéene ju Ahmed Amar amoon ngir tabax hôpital bu mag ci Ndakaaru Le Quotidien ñu xawma ñan ñoo jooyul Ahmed Amar de waaye waa université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom bokkuñu ci source waa xëy ci mbaax gi Ahmed Amar nekke woon ci kaw suuf journal bi nañu bu weesoo bus spécial bi mu fi mayoon étudiants handicapés yi ci weeru sulet 2018 mësuta jóg ci di jël alalam di ci taxaw étudiants yi nekk ci ay tolof-tolof miir bu ranch dolli bi tollu ci téeméeri kilomètre ak ñaar fukk ak juróom moo ko tabax ci xaalisu boppam musutoon a nangu it di am ay problème ak impôt musul woon a bëggit ku ko yombalal lenn journal bi jàppee ko ku ñu yónni woon ni mu ko tudde mooy Prophète Ahmed Mouhamed Ndiaye ñu sant la gërëm la sant leen ñeen tamit ci safo bi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futurs Médias ngoon dina fi toog ci yeneen jataayu xibaar di leen ñaanal kenn dalal jàmm di ko sàkku ci yéen desandi leen ak suñu programme jaa ngeen jëf ci seen kóolute